asalaamaaleykum sama mbokk yi di leen nuyu di leen ziar ku nekk ci turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay tey jii dama doxantu woon Dieuppeul pour waxtaan ak sama gaay yi ci wàllum éducation je me nomme Mia maa ngi dalal sama mbokk yi. salaamaaleykum maa ngi tudd Badou Diaw. salaamaaleykum maa ngi tudd Seyni Souma. salaamaaleykum maa ngi tudd Ndeye Wade. bisimilah salaamaaleykum maa ngi tudd Aïssatou Ba maa leen nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay yi ñëpp. salaamaaleykum maa ngi tudd Mouhamadou Diallo. salaamaaleykum maa ngi tudd Fatoumata maa ngi dëkk Dieuppeul. asalaamaaleykum maa ngi tudd Saliou Diop maa ngi leen di jox seen wàccuwaay yi. tey jii nag li waraloon rajo bi moo dafa nekkoon loo xamante ne dafa xew temps yi mooy surtout suñu génération bi parce que dañoo seetlu ne éducation bi parents yi amoon ak léegi du benn éducation bi ñu leen doon jox ñoom ak ñun léegi bokkatul génération yi au fur et à mesure muy dem suñu éducation bi dafay changer léegi ñu bëggoon xam tey jii li waraloon loolu ak entre éducation wu famille bi éducation bi nga am ci mbedd bi ak école lan moo mën a waral suñu différence. waaw éducation man nu mu ko jàngatee mooy bu éducation bi am ci kër gi ak éducation bi am ci mbedd ak bu am ci école bu ci kër gi mooy sa parent ñoo la koy inculquer xam nga éduquer la bi ci mbedd bi mooy di ngay sa xar yi di ngay foowal ci mbedd beeg yooyu noonu école bi professeur bi moo la koy jox ak ñi lay jàngal matériel yooyu noonu xam nga waaw man loolu laa xam ci éducation bi xam. mais ba wax éducation maanaam. dañoo xool jamono ji léegi suñu xale yi kenn jaratu leen te li ñu ci gën a xam daal mooy parents yi am nañ ci part de responsabilité boo xamante ne war nañ di yar xale yi di leen teg ci yoon bu baax te tamit ñuy nekk di jàppale daara yi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy jàppale ci yarum xale yi ñu leen di jàppale bu baax ci wàllum éducation loolu tamit bëggoon naa trop daal ñu jàpp ci wàllum école aussi. C'est bien école baax na trop waaye tamit parfois école tamit mën na changer jikko xale parce que école ñëpp a fay daje influence mën ku nekk mën na kaa influencer ci école bi te loolu tamit mën na jànkonteel lu bari mën na changer tamit mentalité xale bi ci biir koñ yi aussi waaw àndandoo bu bon tamit lépp mu ngi ci biir mauvaise fréquentation yi léegi da ngay gis xale bu ndaw sax mu téye cigarette di tux te waaw loolu moom nekk na loo xamante ne lu jaaduwul la lu ñu war a jug tak suñu tubay la war see waxtaanee daal loolu laa gis. Donc nous pouvons dire que l'éducation c'est un apprentissage des valeurs qu'on inculque à l'enfant léegi ci kaw éducation bi dama bëggoon xam quelles sont les différentes catégories d'une éducation. waaw daanaka éducation boo demee lu tax ñuy wax éducation sax ci. dafa doon loo xamante ne ni ci kër lay tàmbaliwee ci mbedd ak ci école sànq suñu jëwriñ Saliou wax na ko ndaxte nee na dafa mel ni lépp luñ la yar boo am sa kër boo demee école dañ la ciy dollil ci mbedd bi tam dañ la ciy dollil ndaxte dem na ba tudd ne nii école di nga am fréquentation yoo xamante ne ni dañ lay yàq te tamit parents yi aussi am nañ ci ay part de responsabilité loolu d'accord naa ci ndaxte dafa mel ni moom wax na ba ne nii di nga ànd nit ñoo xamante ne dañuy tox et consort te man jàpp naa ne am na parents yoo xamante ne nii tey dañuy ànd sax ci di jàppale seen doom yi ci tox bi ñuy def ak naan bi et consort rien que rek pour bëgg lu leen neex man loolu gisuma ne éducation bu baax la ndaxte doo topp sa bëgg-bëgg doom ba lor ko ci naka su dul noonu. Je voudrais savoir, est-ce qu'un maître peut inculquer à l'enfant une éducation autre que l'éducation des parents? salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëppay teew ñëpp bon pour question bi je me dis que waaw maître yi mën neen éduquer xale yi ci yeneen base c'est certes éducation moom ci kër gi la commencé et tout mais sauf que su demee école dina découvrir leneen lu bees une autre facette de l'éducation quoi
te waaw loolu moom surplus lay doon ci moom rek du ko lor du ko lii nii ci biir loolu tamit xale yi suñ demee école mën nañ fa jëlee beneen éducation boo xam ne du côté négatif quoi du côté négatif boo xam ne bokkul ak bi ñu am seen kër comme par exemple comme li Saliou wax sànq rek mauvaise fréquentation yi waaw affaire yu bëri ay consort affaire yu bëri daal. waaw comme niñ ko waxee ndax maître mën na yokk ay mbir si yar boo xamante ne ni sa kër nga ko amee ma jàpp naa ne loolu mën na nekk parce que tey am na famille yoo xamante ne du ñu yar seen njaboot comme il le faut comme ni mu waree tey da ngay dem école tey mën nga am éducation boo xamante ne teguwoo ci yoon nga nekk si yoon bu dëng nga dem école nga gis koo xamante ni kooku bëgg na la soppal na la boppam teg la si yoon bu jub jàpp naa ne tey comme li ñuy wax naan l'école est une seconde famille ndaxte tey temps bi ngay passé école ak say prof mënoo ko passé ak say parents boo seetee ba seet ñoom ngay gën a nekkal que say wayjur yi nga dëkkal parce que tey boo teelee jug dem jàngi balaa ngaa wàcc da ngay sonn soit des fois da ngay fekk sa parents yi wàccaguñu des fois ñu guddee wàcc nga dem tëdd balaa nga leen gisaat fajar gi doo am temps sax pour toog ñu lay conseiller ci yenn affaires yi parce que am na parents yoo xamante ne nii ñoom dañuy topp seen liggéey et conseil ba fàtte sax seen éducation njaboot li war ci seen njaboot ci jëm boppam duñ ko def léegi tey kooku tey bu demee école tey maître am wala profam wala xaritam wala camarade am et consort mën na ko tey teg ci anam boo xamante ne nii moom kooku sax lay gën a fonk ko waajuram yi ko jur jàpp naa ne kon tey école dina jox yar boo xamante ne ni kër ci jëm boppam mënuñu koo jox. am na léegi pour loolu dafa man je me dis que dafa am yeneen yoo xamante ne éducation bi nga école bi mën jox élèves yi seen parents yi bien vrai que du ñëpp ñoo ko mën a joxe mais éducation bi nga mën a am ci say parents mënoo ko am ci sa prof yi parce que ñoom ñoo de base lépp luñ éducation de base soo ko amulee doo mën a am beneen éducation bi ci topp ndax éducation de base mooy li xamante ne xale bi ngay xale lay nekk ak yow ba bi ngay màgg ay valeurs yu ñu lay inculquer la ay valeurs yoo xamante ne dañ koy def ci yow tey ba war nga toog am na yoo xam ne tey di nga ko rus a def parce que soo xalaatee ne sama waajur de lii def na ko ci man je me dis que doo ko def aussi mën nga dem école bien vrai que prof yi dañu lay teg ci yoon mais li ñuy gën a wax même suñu lay conseiller li ñuy gën a def mooy dañ lay jàngal seeni matière la ñuy gën a farlu que même toog di conseiller tout le temps élèves yi parce que ñoom tam dañoo dem ba ne waaw léegi élèves yi dañoo réew élèves yi dañoo lii donc je vais pas perdre mon temps di leen defal leen te par élèves yi ni ngay yow mën nga jàngi école ñu yar la yar bu bien nga dem sa école sa parent mënoo xam ci li nga nekk mu yaakaar ni doomam moo ngi jàng ki wàcc or que deful loolu soit moo ngi école ba di daw jàng wala moo ngi foofu commencé am ay mauvaises influences bref ñu bëggoon ñu jàll ci deuxième question ñu jàll ci quatrième question bi je voudrais savoir si les parents et les enseignants sont-ils en mesure de transmettre aux jeunes toutes les connaissances, compétences et valeurs dont ils ont besoin pour mieux s'insérer dans la société. Je voudrais savoir si les parents et les enseignants sont-ils en mesure de transmettre aux jeunes toutes les connaissances, compétences et valeurs dont ils ont besoin pour mieux s'insérer dans la société. Oui, suñu parents yi mën nañ ñu jàppale ci wàllum jàngum xale yi ci ban anam seen doom bu juddoo ñu inscrire ko école utal ko këyit dugal ko école mu jàng ba ni muy màggee teete ko ba mën a am ay diplôme am mais aussi tamit maîtres yi am nañ ci part de responsabilité parce que tamit ñoom ñoo ñu mën a jàppale ba suñu doom yi tamit ñu mën a jàng ba teg ko ci yoon ba mën a egg foo xamante ne fële seen parents yi eggoon te tamit ñuy wax tamit parents yi tamit léegi ci jamono ji dafa dem ba xale yi am na xale yu bari yi ngay gis yoo xamante ne ñoo nekk ci mbedd bi amuñu ay këyit te loolu dañuy dem ba màgg mu andil leen ay problème te loolu tamit lu jara bàyyi xel la bëggoon naa daal ñu bàyyi ci xel bu baax daal. mais le problème mooy que ni question bi dafa bëggoon xam ndax parents yeeg enseignants yi kese ñoom mun nañ jàppale xale gi pour mu évoluer ba mun a insérer wu ci société bi ndax tey jii même bien vrai que dañuy naan
éducation de base ci famille ak éducation bi nga am à l'école mais aussi éducation bi nga xam te ne ci mbedd bi nga koy am dara la ci. parce que je me dis que tey jii sa waajur yi mën nañ la bàyyi ci lu la neex nga dem école nga réew ba ñoom ñëpp bëgg la nga dem ci mbedd bi am ñoom ñoom te ne duñ ko supporter ci yow. par exemple yenn réewande yi mbedd bi du yëpp la ñuy baale am na yoo xamante ne duñ ko bàyyi mu jàll donc comportement bi ngay comporté woo sa biir kër ak école du bokk ak bi nga war a mën a comporté woo ci mbedd bi parce que tey jii moo andi lu bëri comme ngay xeex ak nit ki ba ay rey di ci am nit yi di tëdd hôpital parce que dañoo dafa jaay réew ñu foog ne moom mu foog ne genre moom comportement bi mu yor moom moo war looloo war ba mu dem yóbbu ko ci mbedd bi jaaykaa keneen ki lor ko mu andi tey jii nit ki tëdd hôpital wala mu dee wala genre yooyu man je me dis que responsabilité parents yi tamit ci la. parce que parents yi suñu yaroon seen doom yi tey jii comme ñoom avant nu ñu leen doon yaree tey jii lu bëri du amati génération bi parce que ñun suñu génération yi day dem di gën a pire donc je laisse la parole à Aïssatou. daanaka comme li nga wax. Éducation mën na nekk ci école ak ci mbedd ak ci kër bañ na ko ba da nga ne nii ndax école ak kër gi ndax liñ ñu mën a jox ndax loolu kase doy nañu man dama jàpp ne loolu kase doyul parce que am na ñoo xamante ne nekkuñu école te li waral nekkuñu école sànq Diorigne Saliou wax na ko seen waajur yi soit amuñu ay kayit wala seen waajur yi amuñu moyen yoo xamante ne mën nañ leen dugal école te comme li nga wax léegi nii nee nga. am na ñoo xamante ne manque d'éducation de base loo xamante ne genre ci responsabilité parents yi la bokk mooy waral ñoom ñuy nekk di ay xeex ak dóoranteeg jamante et consort loolu d'accord naa ci mais dafa fekk dama yaakaar ne nii que ne nit ku jàng dëgg ku mat ku toog école am na yoo xamante ne doo ko def ku am savoir vivre am na yoo xam ne doo ko def parce que seetlu naa la plupart ñiy def loolu dafay fekk soit nekkuñu école soit ñi ngi chômer wala amuñu lu ñu def en fait. ñoom rek ay def lool ñi nga xamante ne amuñu bonne manière kese ñooy def lool yow tey mën nga mel nu la neex sa kër nekkoo école nga génn ci mbedd bi di def naka sudul noonu kenn ku baax koo xamante ne fonk na njabootam dina xalaat ne ni tey njabootam mën na nekk à la place de cette personne kooku mën na jël kooku fat ko ci këram wala sax toog ci ruku yóbbu ko fenn toog yedd ko wax ak moom teg ko ci yoon bu jub loolu gis nañ ko fii mais dafa fekk ne que ne nit ñu mel noonu ci jëm boppam moo amul fii amoon na mais dafa amatul waa kay exact amoon na mais dafa amatul nit ku baax ci jëm boppam jamono ji ñun loolu lañ ñàkk ñun ku ñu toog waxtaana parce que xam nga la moo tax soxorante bi ñaanante bi kese sama doom demul donc doomu diw du dem looloo tax ñun ñëpp looloo ñu tardé bëggoon naa ci yokk aussi boo xoolee bu baax xale yi mënatuñ am éducation bu baax ndax wàllum réseaux sociaux ndax boo xoolee ba xool da ngay gis koo xamante ne am na éducation bëgg teg yoonam ci yoon bu baax bi da koy teg mais tamit du egg ndax lan réseaux sociaux yi fi nekk nga xamante ne xale yi nekk mënatuñ sax concentré wu ci wàllum seen jàng mais foo leen fekk ñi ngi nekk ci réseaux sociaux yi WhatsApp et autres te loolu tamit nekk na loo xamante ne dina andi ay problèmes yu bëree bëri fii nii ci dëkk bi daal nekk na daal loo xamante ne daal tamit war nañ ci jug wàllum réseaux sociaux parce que aussi xale bu ñu nee xale luñ ko sant dem jàngi ñibbi mais xale yi léegi da ngay gis xale boo xamante ne am entrée en sixième rek am CFA ñu utal ko téléphone mu dem collège commencé am ay copains nekk di commencé di def leneen ak keneen te yooyu tamit def naa parents yi tamit war nañ ci bàyyi xel bu baax parce que bu ñu am na ñoo xamante ne dañuy jàpp ni seen doom ñu ngi koy yar fekk ni amaane seen doom mi ngi nekk di def leneen loo xamante ne bokkul ak ci yar bi ñu ko jox. man dama jàpp que ne éducation ci environnement bi xale bi mën a nekk comme par exemple xale bu yaroo ci benn secteur boo xam ne. La plupart des jeunes jànguñu defuñu dara loolu délinquance rek lay jur pauvreté tamit day jouer ci loolu noonu yëpp ak nga comparer ko xale boo xam ne voilà il est bien dans son quartier ak ay parents yoo xam ne ñi ngi koy topp à la lettre di ko fayal jàngam di ko lii kooku bokk la xale bi nga xam ne quartier su yeewoo il est à la recherche de son pain quotidien wala affaire yooyu kooku mënul am éducation bu baax day metti rek léegi nag
li ñuy ñaan mooy autorités yi fii li ñuy ñaan mooy autorités yi lancer leen appel pour ñu jéem a jël ay mesures ci loolu noonu. maa ngi tuub si li ma siy dolli waaye jëwriñ Diallo dafa wax léegi ne nii am na ndaw yoo xamante ne dañuy nekk si mbedd bi di wut loo xamante ne genre amuñu éducation bu tax ñuy wax parce que dañuy nekk si quartier yoo xamante comme genre banlieusards yi et consorts am na yeneen ndaw yoo xamante ne nag ñoom seen waajur yi ñoo leen jël fat man dama jàpp ne boo seetluwee ñi nekk si quartier banlieusards yi ñoom ñoo gën a am éducation que ñun certes xamal lan la ñu am dinañ ñaaw làmmiñ duñu xam nu ñuy waxee ñàkk teggin loolu kese mais boo seetee ñoom ñoo ñu gën a xam àdduna en fait parce que koo xamante ne nii yow comme li nga wax sa waajur da lay topp teg la pression di la surveiller H24 kooku yow li nga war a xam si jëm boppam doo xam na dañ lay teg pression à la fin da ngay gis ñooñu rek en général ñooy def toj et consort ñooy dugg si loo xamante ne ni teguwul ci yoon. d'accord léegi Diallo damay ñëwaat ci li mu wax parce que nee na que ni ñi nga xamante ne tey ñoo nekk ci mbedd bi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci banlieue yi ñoom seen éducation du taxaw benn côté seen éducation mën na bañ a taxaw parce que influence bi ñuy am influence bi fa am parce que dafa bëri ay dealers agresseurs et consorts sàcc yeeg yooyu yëpp fa la gën a fekk baax. du coup man Aïssatou ci côté bi nga newee que ñoom ñoo ñu ëpp yar man je me dis que mënul nekk. ñoom ñoo ñuy gën a xam àddina c'est normal parce que ñoom dañ leen bàyyi ñoom ñoo ngi génn ñoo ngi gis ñii di rey ñii di sàcc ak yooyu di ay étapes yi ñuy jàll la mais gënuñu am yar ñi nga xamante ne ñoo ngi seen kër toog ñu leen di jaar. non dama ne su ma demee bay wax ñooñu gën a am yar maanaam ñooñu ëpp xam-xam waaye parce que dama ne ni soo seetee lenn rek mooy suñu différence ak ñoom mooy ni que ñoom ñàkk teggin ak ñàkk xam nu ñuy waxee manque de respect loolu rek mooy suñu différence ak ñoom. mais tey jii manque de respect ñàkk xam ni ngay waxee ak loolu ci éducation la bokk Aïssatou. éducation la bokk donc ñoom ki nga xamante ne moo ngi kër yaayam toog xam ni muy waxee ak ni muy doxinee bokk la ki nga xamante ne dafay nekk ci mbedd bi di saaga di manque de respect mag yi loolu tamit éducation la. donc je me dis que tey jii li ngay wax nii da nga ko xaw a jaabatle parce que soo newee éducation mooy nu ñu la yaree. yow am na yoo xam ne tey di nga ko rus a def comme taxaw ci mbedd bi dagal ay ndey ay mag wala ñuy wax ngay tontanteeg ñoom mais ñoom mën naa comprendre ni ñooñu ëpp ñooñu gën a xam àddina parce que ñoom li ñuy jot a daj ñun dajuñu ko ndax ñoom dañuy xëy di wëri lu ñu lekk ak yooyu ñun contrairement lu ñuy yeew lu ñu ne yor nañ sax mais ñoo ngi sant yàlla ndax fu ñu toog ñoo ngi lekk di nelaw suñu parents yi suñu bëggee ñoo ngi ñuy nekkal fii suñu bëggee jàngi ñoo ngi ñuy fayal école donc en gros on peut dire que ni les parents ni les enseignants sont en mesure de transmettre aux jeunes toutes les connaissances, compétences et valeurs dont ils ont besoin pour mieux s'insérer dans la société. léegi ñu jéem a jàll ci beneen question bi. d'accord vas-y. di tuub bu wér nag waaye li ngeen jot a wax fii moom dama cee d'accord ndaxte ñi nekk ci banlieue bi mooy même booy nekk fii nii ci cité bi tamit ngeen di wax. agression am na fee fii aussi am na ay agression fee am na ay délinquants fii aussi am na ay délinquants donc je me dis que éducation bi dépendrul ci milieu bi muy màggee dépendrul ci ndax say parents dañoo yor wala yoruñu noonu parce que bu ñu xoolee bu njëkk ba mag mi njëkk ya bokk ni ñu daan yaree mooy que ci boolu añ d'habitude lañ daan yaree seen doom yi dañuy toog di añ heure añ jot ñëpp toog ñuy waxtaan mais léegi ci cité comme cité yi nii ngay wax rares sont les familles yoo xam ne da nga fay dugg fekk fa parents ñëpp nekk fa papa bi ak yaay ji yëpp nekk fa pare pour yar seen ay doom boo ñëwee le plus souvent xale yi nunuy la ñuy gën a miin wala jànk yi la ñuy gën a miin te ñooñu noonu fooguma ne mën nañ def éducation bi parent war a mën a def ci doomam donc affaire de banlieusards yi ñooy gën a xam àdduna wala truc non loolu moom d'accord uma ci parce que banlieusards yi ay boy lañ comme ñun aussi ay boy lañ comme banlieusards yi parce que des fois dañuy xalaatee comme ñoom ni ñuy xalaatee tu vois donc loolu laa amoon lu may sànni quoi ci kii. man li nga wax nii d'accord naa sax mais maanaam ñoom fi ñu ko bëgg a tënkee mooy maanaam pauvreté day pousser à ce que délinquance di am wax ji loolu la fii am na agression am na bandi am na lépp fii nii am na pauvreté am na lépp mais sauf que gis nga suñ bés bu ñu jàppalantee suñu biir mën naa ne agression dootul am de mais dina wàññeeku. délinquance dootul am de mënuma wax lool que dootul am mais dina wàññeeku bu baax a baax pauvreté nag day indi lu bëri feebar yi ah dañuy kenn day feebar du am lu ma fajoo ah yow man par exemple su ma amuloon
ma am koo xam ne feebar na war naa ko jàppale su ma gisul ku ma gisul ku ma mën a dimbali da forcément sama xel ci day dem ci lu ñaaw ma dem jël alalu jàmbur wala dara de xaaral dama ne su ma amul woon gisuma ku ma dimbali te des fois man je rejette la faute aux hôpitaux wala affaire yu demee noonu nit moom balaa nga kaa laaj xaalis wala nga kaa laaj dara na nga ko faj ba pare même bu fekkee après day dugal xaalis bi mu war a fayee par nànk-nànk defe naa loolu noonu yëpp dañuy lancer ay appel rek pour que insécurité bi wàññeeku dama ne nag pauvreté ci lu bëri moom mooy principale cause bi ci affaire yu bëri délinquance beeg yeneen ak yeneen suñu toogee fii di ko wax duñ ci jeexal. daam lu may dolli léegi ci Diallo li mu wax ndaxte dafa ne nii tey mën nga soo amul nga gis kenn koo xamante ne am na soxla nekk na ci jafe-jafe àdduna yow loolu jafe-jafe boobu mu nekk yow amoo yow loolu mën na la pousser à bout pour nga dem def na ko su dul noonu non man je suis pas du tout d'accord parce que yow amoo rek doo def na ko su dul doon déedéet parce que bu fekkee noonu lañ la yaree waaw mais suñu yow boo amee éducation bu baax yow leer na ne yow tey mën nga jàppale kook ci yeneen anam yoo xamante ne du def na ko su dul noonu tey mën nga dem tey nga dem ci dugg sa benn kër mbox wala sa benn kër dëkkandoo wala dara nga toog waxtaan ak moom nga mànjaalal ko wala dara ñu def ay don xam nga dajale yóbbul ko mais loolu acte boobu man jàpp naa ne man noonu nga koy dimbale loolu moo gën a lew que nga dem def naka su dul noonu pour mun koo jàppale. Aïssatou tey jii nag dañoo gis ni famille yi jàppalante wuñu seen biir dañuy gis nit ki tant que deewul du ñu bëgg a génnee xaalis. da ngay gis nit ki feebar di souffrir nga bàyyi ko ci souffrance am ba mu dee léegi ku nekk bëgg a wane moom fii la toll ci nit ki lii laa ko war a defal loolu je me dis que ñoom suñ ko doon def dès le début kon tey jii loolu du am ndax soo yoree xaalis nga gis sa mbokk yorul doomam ñàkk war nga ko mën a jëlal mën nga jël responsabilité boobu ndax yor nga ko mën nga ko nga def ko mais pas nga bàyyi ba mu dee pour nga naan da nga koy jéem a def te comme Diallo nu mu ko waxee nee na suñu doon jàppalante tey jii délinquance yi dina wàññi ko exactement loolu mun na am te côté bi ngay naan waxu éducation suñ la yoroon yar bu baax tey jii am na yom te ne doo ko def mais am na fooy toll ci jamono question d'éducation doo ko xoolati mais da ngay xool li mën a sauver sa waaju parce que sa waaju mën na feebar tëdd yoroo loo ko yoree amoo loo ko jox mais tu es obligé du question la yar mais bu baax ni nga obligé nga dem jël yëfu jàmbur pour rek sauver sa yaay côté yooyu dara la ci. loolu yëpp. pour man loolu noonu mënul nekk quoi parce que sa kër suñu la si jàngale diine di nga jomm def yenn yi quoi xam nga même lu mu métti di nga delloo sa xel feneen xam nga si yàlla xam nga ba doo def yenn yi xam nga loolu laa amoon si lu ma si sànni quoi xam nga. dama jàpp ne loolu ñàkk gëmadi yàlla rek la comme li nga wax tey sànq nee nga tey nit mën na nekk si mën na dee tey. ay mbokkam doogay jël seen koppar di ko ci def man dama jàpp ne loolu def ngis te la en fait parce que yow booy def te yàlla tax dee certes kenn du tàggoo de dee fu nekk lay ñëwee du tàggoo mais boo demee ba xam ne yow sa mbokk mi ngi ci jafe-jafe toll na foo xamante ne amul kenn ku ko dimbali war nga yëkkati sa koppar nga taxawu ko mun nga ko taxawu après mu dee waaw dañuy ne ni que ne ndogalu yàlla moo tudd ne appam fii lay yem mais dafa fekk ne tey jii tey man de nanguwuma man tey sama mbokk dimbaliwuma ba ma dee ñu jël seen koppar di ko ci def loolu defu ngis la ndax loolu defuñu te yàlla tax. D'accord on donne avis aux amateurs ñu jàll ci beneen question parce que heure bi moo ngi dem léegi man genre dama gis ni ay jamono suñuy parents seen maîtres yi lañ gënoon ragal que seen parents yi sax mais léegi da ngay gis élève boo xamante ne day saaganteeg profam di xeex ak moom d'où vient ce déclic en fait la faute à qui aux parents wala au professeur loolu laa bëggoon xam. bon loolu mën nañ ni faute bi ci parents yi la parce que jamono jooj noonu ngay wax boobu ñoom suñu parents yi ñoom seen parents yi sañu ñu leen wax demal école bu la sa maître dóoree nga woo ma mais jamono ji loolu daf fi bëri am na ay parents yu bëri yoo xam ni ñoom ñooy mën naa ne ñooy encourager seen doom yi sax pour bu ñu demee école ñu nekkee fa nu mu leen neexee genre bu leen benn professeur laalee ñu convoqué seen parents ñëw indi foofu noonu histoire donc professeur bi dootul amati fitu naan voilà mi ngi jéem a éduquer doomu jaambur wala affaire yooyu noonu.
waaw man d'accord naa si ak jëwriñ suma lu mu wax mais aussi professeurs yi tamit am nañ ci part de responsabilité ndax professeur boo xamante ne am na fulla si boppam respecté na boppam ah di def li ko war si élève am yi man yaakaar naa ne élève boo xamante ne dafa jëlee ñàkkum yar ci seen kër bu ñëwee war naa mën a nekk ak moom ndax ba du koy topp si ay fëliwam ba mu nar a nekk di xeex ak moom man jàpp naa ne tamit professeur bi am na si parce que professeur tamit bu ñu nee professeur c'est quelqu'un koo xamante ne encadreur la dafa war a encadrer élève bi mais pas muy nekk di ko xeex ak moom wala di def ak moom yenn yi bu ñu nee professeur daal dañu jaakaar ne war a nekk koo xamante ne daf koy jàppale sax même bu nekkee di ko provoquer pour xeex dafa war a nekk koo xamante ne daal dina ko si fexe ba génnee ko si parce que da nga nekk koo xamante ne yow da ngay former benn ndaw pour mu doon quelqu'un koo xamante ne waaw dinañ ko mën a ràññee daal si dëkk bi. man dama jàpp ne question bi ça renvoie à l'éducation toujours parce que xale moom li ñu ko yaree ci këram lay delloo ci école ba rek wax dëgg yàlla. D'accord man je me dis que tey jii comme Souma nu mu ko waxee dama ciy appuyer que parents yi moo waral lool parce que da ngay gis avant ku doon nga xam te ne day dem école ñu dóor ko puni ko du sax am fitu ñëw ci papam ne ko dóor nañ ma wala def naa lii tey ndax bañ na su ko defee papam dolli ko mais léegi da ngay gis koo xamante ne genre day dem école. jàngi parent wam yi di ko ci yokk fitu comme kii nu mu ko waxee nga dem jàkkaarloog sa prof am fitu mu wax nga tontu ko wala mu wax nga saaga ko wala ngeen na nga génn classe joteeg moom soo ñëwee fii mu joteeg yow sa parents yi porter plainte surtout loolu tam dafa xew léegi les parents yi ne ñoom ñoo gën a encourager tey seen doom yi suñu demee ba am yenn comportement yi vis-à-vis ak seen professeur dangam loo ci yokk. dama say bëggoon yokk rek ne certes li mu wax am na ndaxte nee na parents yi loolu si tey élèves yi suñu demee ba am yenn relation yi ak seen prof yi dafay fekk ne si parents yi la jógee loolu d'accord naa si waaye am na yenn prof yoo xamante ne nii tey ñoom si jëm boppam yow dañuy gis élève bi moom amul yenn compétence yi si seen matière léegi ñu bañ ko si saa si di ko critiquer di ko wax ay mots yoo xamante ne élève si jëm boppam moom mënu koo supporter. man tey nekk naa sama école Sall Dia ñëpp xam nañu ko te tey foo taxaw tey koo laajte ay suba dina wax lu mu fa def man sama prof PC supporté wu ma woon te année boobu lay doog a ñëw année boobu la ma xam supporté wu ma li ma dama musuma def cours PC ci ku nekk seconde S li ma doon def cours PC dañ koy compter tey ba ñu demee ba xam ne dama maar la laa def damaa jël dëwlin sotti ko ci classe bi pour mu daanu baak Sëñ Tuubaa sama prof SVT aussi même chose. ba ma demee ba xam ne tam supporté ma dama jël kol sotti ko ci chaise pour mu toog ànd ak moom baak Sëñ Tuubaa parce que dafay fekk ne ni yow loolu prof bi si jëm boppam moom moo lay may loolu mais am na yenn prof yoo xamante ne nii tey ñoom nanguwuñu dañuy bañ élève bi à un tel point ba lu nekk lañ koy wax ma sama prof PC lu nekk la ma daan wax lu nekk la ma daan wax mais mënu ma woon supporter man tam dama lay woon ne mënoo maa supporter parce que dévoile la face aussi. bon pour ñu tëj jotaay bi dama bëggoon ñu xamal ma quelles sont les causes les avantages et les inconvénients de l'éducation Ndeye Wade maa ngi lay jox parole bi. inconvénients yi moom bëri na trop parce que boo ñàkkee éducation moom mooy loolu dina indi banditisme di génn ci mbedd bi di violer prostitution bëri na daal affaire yi bëri na trop avantage bi moom mooy di nga xam àddina façon di nga xam àddina di nga xam nooy waxee di nga xam nooy doxee aussi c'est ça. Je me dis que inconvénient wu éducation dafa nekk ci loo xamante ne tamit faute parent la parce que bien vrai que dañuy yar xale mais dañuy seen façon am na yoo xamante ne façon bu ñu yaree seen doom yi moo leen di mooy pousser xale bi tey mu dem ba mel neneen ndax dóor yu am na xamante ne dañuy yar seen doom pour ñoom yar dóor kese la wala puni tout le temps léegi dóor yu métti yeeg puni yooyu ñuy def day dem ba xale bi day am muy toll day agressif day sañ donc je me dis que tey banditisme yeeg vagabondage beeg yooyu yëpp consommation de drogue yi aussi lépp ci éducation ma inconvénient éducation la bokk ndax daa am te ne ci biir kër la boo am te ne ci mbedd ak boo xamante ne ci école maa ngi leen di jaajëfal di leen sant bu baax